Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dembe xam ne Abdoulaye Wade fu mu ne mi ngi daanu mu ne bëccëg teg fekkee ma si boole taxaw fële ci flanc gauche bi gars yi naan dëj mu ne wër nomb yooyu yëpp xeex Abdoulaye Wade ànd ak Macky Sall di ko tàggalee maamam di ko raxasal te yoo xamoo nit ki loolu yëpp intérêt moom intérêt crypto personnel am lay daw parce que nangul fay taxes yi mu amel Sénégalais yi waaw ñu sot ñu téye Karim Wade pomte ko paquete ko lax ko jant bi fan la mujjee ay négociation yu tar fii dugg na fii jënd na fii kërën PDS toj gaay nekk ci ay jafe-jafe fii les caïmans les barons du PDS la ñii mu rocc teg fii taf Qatar moo ko jël si Qatar moo jël si Karim Wade ci jet privé ci guddi taf yóbbu ko ba léegi noonu la ñulee parti socialiste am ku ci fël la Khalifa Sall taxaw ne anduma ci benn li ñu waxantoo benn mandat la pare nañ ci parti socialiste dafa war a am candidat te loolu mooy dëgg alors les corrompus socialistes la ñi nekk foog nga xam ne ñoom xam nañu ne amatuñu benn enjeu ñoom ñoo fa nekk ànd ak moom Macky Sall kurtiñ kërang xeex Karim Wade Khalifa Sall waaw xeex Khalifa Sall mooy ñan nga mooy ñi nga gis ñi nekk foofu ànd ak ñoom rek corrompu la les wilaan moo tax gis nga boo leen xoolee sax da ngay sentir da ngay boo leen xoolee image bu ñuy dégager da ngay gis image de traîtrise da ngay xam ne ñii ay traître lañu ay traître boo leen ne jàkk rek da ngay xam ne ñii ay nitu safara lañu du ñu ay nitu dëgg day feeñ ci ñoom parce que kooku yàlla rek moo ko mën bu ko defee même ci seen kàllaama seen waxin sa da ngay sentir le venin de la mensonge du traîtrisme ak xeen bi ñu am ci ñàkk wax dëgg ci ñàkk taxaw pour dëgg am ñoom wilaan ñi ngay gis ni parti socialiste fii par ñoom ay miiru fan la mujje daanu malaise bip ci biir assemblée ñu yóbbu ko hôpital il paraît que ñu ne dafa paralysé mais vérifiez leen information boobu s'il vous plaît il paraît que ça ne va pas ay miiru dafa paralysé vérifiez leen information boobu ñu song Khalifa Sall fi la nga xam ne les Pape Diop moom lañ fa fekkoon loolu lañ doxal ñi taf patame ko anamu procès bu gaaw sénégalais yi ne pat waaye ci boobu jamono borom xel yi ñi ngi liggéey borom xel yaa ngi liggéey di analyser waaw ñun ki ñu teg fii moom dafa ñëw pour liggéey wala dafa ñëw pour samp guerre Sénégal lu musul am Sénégal la chasse à l'homme yow ñu jox la réew jox la lépp pour nga liggéey réew mi yow salaamaaleykum maaleykum salaam rek nga déclenche jël sa fetal rek commencé xel sénégalais yi commencé tey yàlla def mu am ku fël xam nga yàlla toujours wallahi dina la tegal pion bu ndaw rek kalay sonal munoo ci dara faw yàlla teg la rek xam nga soo weddee yàlla gëmoo yàlla il faut que yàlla won la boppam tuuti da lay tegal kenn koo xam ne mooy tas sa àdduna waaw impôt et domaine yàlla ne fa coppet benn per impôt et domaine seppi fa ku ne benn ndaw bu taxaw xale bu ndaw jeune comme moom ki nga xam ne Macky Sall moo ko mag jeune yàlla ne ko coppet impôt et domaine teg ko ci kanam Macky Sall mu ne ko voilà léegi yow Macky Sall yow kii laa lay boole kii mooy jaamarloo ak yow Ousmane Sonko commencé di ko fete biir impôt et domaine mais ñoom xam nañu Ousmane Sonko parce que def nañu façon rapprochement bu ne pour ñu dugal ko seen biir APR mu bañ def nañu rapprochement bu ne pour mu dugg seen gouvernement mu bañ parce que xam nañu ni moom Macky Sall amoon na entreprise bi nga xam ne dafa doon jalgati du fay taxe du fay impôt Ousmane Sonko tombé ci loolu audit ko ba interpellé ko pour mu fay ci lañ ko bàyyi xel oui ñu jëm koo corrompre mu bañ ci la ñu xam ne kii il faut ñu jëm ko xëcc seen biir mu bañ
pour ñu gisee Ousmane Sonko di def liggéeyam impôt et domaine commencé leen sonal askan bi di yeewu di bàyyi xel ñi ne nañ ko sakkal pexe gis ngeen yàlla lu muy def gaañ président groupe parlementaire jamono boobu moo nekkoon Moustapha Diakhaté mi toog ci plateau télévision yi di jébaane Macky Sall Moustapha Diakhaté moo njëkk a yuuxu fii ne nañu rajo Ousmane Sonko moom Moustapha Diakhaté mi moo tax toj rek lay wax góor googu toj rek dem rek la jógee attaqué yonent ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di attaqué yonent bi ak ay waajuram moom Moustapha Diakhaté boobu ngeen di gis moo tax sénégalais yi bàyyi leen xel ci seytaane naa fekk c'est Iblis mi ngi suppaliku nekk doomu aadama nekk suñu biir Moustapha Diakhaté ngandu maamu satan la seytaane moo tax yàlla da koy weer rek xoolal fa mu dem daanu ci yonent ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gën ci mbindeef kii tax yàlla sakk àdduna ak alaxira ki nga xam ne moo gën ci mbindeef gën fi rafet jikko di roykaay Moustapha Diakhaté amul fenn fu muy dal ci toj-tojam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la day ko di attaqué ay waajuram yàlla mi ngi wone boppam Moustapha Diakhaté boobu moo njëkk a yuuxu ne way nañu rajo Ousmane Sonko impôt et domaine parce que tout simplement dafa wax dëgg Macky Sall comme moom il est aveuglé moom pour moom nguur moom lu mu ko jaral bul xam pour moom moo fi nekk di bur bi te fàtte na ni yàlla mu ngi jënne pion tegal ko mu jël décret jël bikam moom Macky Sall mu radier Ousmane Sonko mu perte ay droit am mu dàq ko impôt et domaine taw di fëgg dënn waaye yàlla buur bi nga xam ne moo jënnee Ousmane Sonko comme moom yàlla ne comme yow xeex nga opposant Karim Wade jënnee nga ko Khalifa Sall yàq nga ko léegi nga jëm a di toog di fëgg ma jëndal la pion teg la nga jël décret rajo ko danaa la woon ni man yàlla maa la jox palais bi waaye maa ngi préparé keneen pour ñoo jox ko palais bi dañ lay dëjati yàlla waay mu rajo ak Ousmane yàlla jël ko ne ko coppet ne ko léegi dama lay dugal assemblée nationale mu jox la passeport diplomatique mu jox la 4x4 mu jox la salaire bi nga xam ne moo gënul duuf li ngay feyeku ba pare nga taxaw foofu taxaw dëgg ci kaw dëgg taxawu sénégalais yi baadoolo yi gaddu xeexu askan peuple Sénégal jàkkaarloo ak moom Macky Sall ci biir assemblée nationale jàkkaarloo ak ay député am ñi nga xam ne 100 et quelques députés la nga leen di faj suba ngoon guddi bëccëg te moom Macky Sall mi ngi toog ci palais du la gis te du ci man dara yàlla na ko coppet teg ko assemblée nationale waaw mu jàkkaarloo nag ak ñoom di leen faj di leen duma saa yu yeewoo rek dafa leen di dóor ba dootuñu xam fu ñu ne finalement bu Ousmane Sonko ne tëg pour jël parole bi 100 et quelques députés Macky Sall yëpp dañuy tangent dañuy daw jënd assemblée ñàkk a jom te pourtant xaalis sénégalais la ñuy dund député yooyu passeport yeeg 4x4 yeeg bon essence yeeg ak seen salaire yëpp l'argent du contribuable sénégalais la sénégalais yooyu ñoo leen teg foofu ñàkk a jom ñu daw jënd assemblée nationale fii benn nit boobu rek taxawaay nag bañkat lu ñu carte mu lu ñu battre mu coupe pion bu ñu teg mu teg fa dëgg xam nga seen wax moom puupi kii la muus la boo ko sulee fekk fa dara comme ça dem ba yee sénégalais yi fexe bay sénégalais yi xam lan mooy assemblée nationale yëkkati niveau débat bi ñoom fan la ñuy toll ci saaga ak xasate moom mu ñoo andi débat budget teg dafa dem ba final ba sénégalais yi xam ne kii mooy waaju Ousmane
élection yi ñëw ñu teg parrainage pour ñoom dañ koy humilier quoi ñoom ba léegi ñu ngi seen humiliation boobu de xeeb ko quoi waaye boo waxee ñu ne waaye non c'est le candidat des réseaux sociaux petit pata ñu teg parrainage moom moo njëkk a pare ci parrainage wala dem déposer ñoom ñu gaawantu dem jël Aminata boobu gaawantu dem déposer mu jënd ci parrainage bi dem élection am gagné élection yi attention dafa duma Macky Sall ci élection yi Ousmane Sonko duma Idrissa Seck dafa leen gagné ci élection yi Ousmane 15% yi ñu ko jox noonu du loolu c'est-à-dire Ousmane Sonko 2019 dafa duma Macky Sall duma Idrissa Seck Ousmane Sonko moo gagné élection yi mais CEDEAO bii nga gis nii mu nekk kuréel des présidents sataniques naa fekk seytaane ay ramba ju ñu wax katu dëgg ñooñu ñoo complot sénégalais yi ànd ak Boni Yaya teg ko ci kaw délégation bi mu ñëw ci biir délégation boobu mu am ay nit ñoo xam ne ñu jub ñoom ñoo àndul ci projet bi ñu rocceeku jaay mèche bi boobu Boni Yaya waxtaan nag Macky Sall pour ñu def liggéey bu salte ëlbati chiffres yi moo tax pour ñu wax résultat bi sax problème la gaañ jaar-jaar laa leen di wax ni histoire ñi téye foofu résultat yi fii waa CEDEAO naa fekk yooyu ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak ñoo seytaani rambaaj yi nekk fa di négocier ba ñuy falsifier seen chiffres yi woy parce que ñoom nee na ñoo xam ne 58% waxoon nañ ko kërën loolu moo jënd ñi nga xam ne d'accord ñu ci CEDEAO bi ñooñu ñibbi ñooñu ñoo taal information bi léegi salopard yi nga xam ne ñoo fa nekk ñooñu def complot bi bu tabax sa lu ñu tabax bi pare fen ci élection yi sàcc ko ba pare jëndee gendarme ak policier léegi armes yi mu jëndoon yëpp mu jëndee ko rek ciblé Dakar tëj ba pare wër groupe Futurs Médias attention gars yi déglu leen de groupe Futurs Médias bokkoon na ci deal bi gars yi sécuriser groupe Futurs Médias parce que groupe Futurs Médias moo war a ñëw annoncer résultat yi fii këran dugg na fi jënd na fii fekk France 24 France RFI nga xam ne ay doomaraam lañ français yi jéem nañ joxe chiffres yi gars yi commencé dal ci ñoom ñu receeku Macky Sall jël avion ne tir dem France bàyyi fi second couteau yi xuusma ñàpp yi nga xam ne les faiseurs de sale boulot ñi nekk fi di nguni moo tax tey ana xam nga procureur la ana magistrat la anam xaw ma ki doon joxe résultat yi gaañ yi xool leen ko rek fan la nekk tey mi ngi ñëw ñu dugg ko palais de la république jox ko fa bureau loolu mooy récompense am kii doon jëndee résultat dem na même pour jëndee résultat yi sax dafa am problème parce que yow ngay sénégalais xam nga procureur nga xam nga magistrat sénégalais nga xam nga juge nga juddoo Sénégal màggee Sénégal yaroo Sénégal jàngee Sénégal nekk ci baro Sénégal nga am jafe-jafe sax pour jàkkaarloog Sénégal pour làkk olof xool leen vidéo yi dem leen ngeen xool vidéo yi bu muy déclarer le vainqueur ci élection yi tellement que il était gêné ba finalement olof bu mu namp sax xam ko daf ko riir parce que dafa jaxasoo parce que amatul kersa pour siggi pour xool sénégalais pour wax parce que mu ngi xool seen gi sénégalais ñu koy xool ci bët xam ne kii lu mu wax ni day fen waxul dëgg gaañ mu am problème sax pour wax résultat yi ci ay wolof dem nañ ci archive yi vidéo ngeen xool kooku def mascarade dem ba pare après jël avion dem lay faju yu Europe léegi ñëw na mu ngi présidence mi ngi palais de la waa soxna si yaasu jël naa la de waa jaajëf waa salaamaaleykum maaleykum salaam na nga def
waa salaam maa ngi nuyu ñëpp nga dugg tey ci sujet bu am solo boo xam ne nii laa ko maîtriser comme ni nga ko maîtriser. Boni Yaya effectivement dafa jouer rôle au niveau de la CEDEAO pour l'avantage de la France. C'est la même chose que Idrissa Seck aussi rôle bi mu joué au niveau du Sénégal pour jël affaire bi jox ko Macky Sall à 58%, mais Ousmane Sonko moo gagné d'office. moo jël na waaw. léegi nag dafa am lu nga xamee ni comme def nañ ko 2019 mu jàll te kenn xeexul mooy sàcc élection yi pour Ousmane randal Ousmane Sonko loolu la ñu indi nag léegi ñu ni sax pour teg local yi léegi Sénégal teg local yi il faut que ñu liquider Ousmane Sonko soit dañ koy rey soit dañ koy tuumaal rey ko mais en aucun cas tant que fexeeluñu ko duñu teg local yi. kon xam nga ni local yi ñu war a teg moo tax ñu bëgg liquider Ousmane Sonko du xam nga loolu. waaw mooy waaw local yi la parce que élection yi moom moo ko gagné boo xoolee même le juge bi Kandji ki doon joxe résultat yi mi nga xam ne Sénégal la jàngee namp Sénégal di wax olof keroog dafa am jafe-jafe c'est pour wax olof. léegi nag. xam nga Dakar. gagné Dakar ci local yi moo tax ñu téye Fall moo tax ñu téye Abass Fall. waaw. maanaam Macky li mu bëgg mooy liquider Ousmane Sonko ba pare te liquider bi du liquider prison kese de ak yàq der de rey laa wax rey ñoom rey la ñuy def léegi il tue. il tue. Ahmed Bakayoko a été empoisonné il paraît que am na 6 mois moo ko dese pour mu dund. waaw jàmbaar maa ngi live de en direct pour dama lay informer waaw ok pour nga dugg waaw ok waaw maa ngi lay dégg. Ahmed Bakayoko bu Ouattara fale a été empoisonné 6 mois moo ko dese de survie. waaw. yaa ki waroon a nekk président au Mali a été empoisonné aussi. donc Ousmane Sonko la Macron yabal joxe message pour ñu empoisonner ko même chose. te leur poison là c'est te mettre dans une chambre pour 2 ou 3 jours te libérer tu es fini. ok tu es condamné. waaw. donc ni nga xamee ni moom la ñu jaar ci 2019 bi ba mu jàll moom la ñu bëgg a liquider Ousmane Sonko pour mu jàll. moo tax jour lundi bi ñu ñëwee ni dañoo ñëw di tere rassemblement ñëwuñu woon rassemblement dañoo ñëw pour jàpp Ousmane Sonko soo seetloo Jimbori jour boobu jël na avion dem daw. waaw moom noonu la rek moom xam nga moom de boo waxee mu ne la aligné guerrier boo xam ne bu dëkk bi kii la mu nga jël nga daw da ngay jëkk jël avion daw xam nga loolu du guerrier de. Gambie am na Gambien bu dugg live léegi nee nañu Adji Sarr mi ngi biir Gambie te waxoon naa ko. waaw mais moom laa ubbee suma live bi dama ko bàyyi dama taal sama live ma bàyyi Gambien bi dóor yëpp ba muy waaj a jeexal ma démarré. léegi dañuy joxe ay fausse information Ousmane Ba am na ñu koy jox information mais fausse information lañ koy jox. parce que biñ koy jox information ni ko Adji Sarr mi ngi ci kër procureur. mi ngi kër intérieur booba nekkul woon ma nga woon Gambie ca hôtel suite xaale day suite hôtel waa ECOWAS di ko garder je le savais. sama xarit yëpp Gambien lañ am na sama benn xaritu Gambien yaa mu ndaw yónnee naa ko léegi ne ko jox ma numéro Alpha Amina Sabes ñooñu ñëpp samay xarit lañu nekk Gambien ñooñu ñëpp samay xarit lañu danañ ma jox information bu leer nañu waa ECOWAS ñoo koy garder ci biir Gambia ci suite xale day suite ak hôtel. mais waa ji wax ni Alpha mi. waaw nit koo xamoon la nit koo xam ne mu ngi woon bokkoon ci dispositif sécuritaire bu Yaya Jammeh bi xam na lépp Gambie moo wax na ko. nee na Gambie mani
lépp laa xam ci biir numéro maa ngi am kenn du ma fa jiitu maa ngi am léegi numéro dina ma jox information yëpp mani nee na kay dem na ba ci hôtel bi ba jàkkaarloog Adji Sarr mën xool def vérification ba mu leer ni moom la nee na moom du waxantu ci biir Gambie def vérification ba mu leer ni moom la mu bàyyi fa Adji Sarr mu dem ci borom hôtel bi nekkoon na Adji Sarr jënd hôtel bi ba pare wax autorité ni jëndee Adji Sarr delloo ko parce que Gambie ak Sénégal population bi benn lañu. waaw léegi histoire bi maanaam situation histoire bi ñoom xamaguñu nu mu demee. man moo tax bu ma defee Alpha dinaa ko wax histoire bi yëpp nu mu demee parce que xamaguñu ko. nice. yaa may dégg loolu mooy sama rôle man sama rôle mooy leeral diggante Gambia ak Sénégal suñu samay xarit yi mën naa wax ni lu ëpp ci sumay xarit ay Gambiens lañu ñoom laa doon waxal léegi nii sax ñooy nekk suma dëkkaale fii nii ma nekk nii seen xew yi laa dee dem seen lekk laay lekk man ak ñoom ñooy waxtaanandoor lu xew yi Gambia xam naa yàlla moo ko def. waa léegi. waaw. am na benn information de taille boo xam ne. xam naa ko wala yëg naa ko. waaw lu lig la loolu xam naa ko kooku Ousmane Tounkara dina ci ñëw live léegi pour yëgal ko waa Sénégal yëpp mooy SMS bi yëg naa ko. mais SMS man yëgal naa ko yëpp parce que Aïda Mbodj mi ngi doon en direct léegi grand jury Futurs Médias. ñoom waaw léegi nag complot bi waa nguur gi pouvoir bi. waaw ñoom. waaw ñoo ko doon passé seen biir parce que dem nañu ba ci biir xam nañu ni ñoom daanu nañu léegi ñoom buntu lañu wut pour jënd léegi buntu boobu mooy lan. mooy waaye Ousmane Sonko arrêté wuñu ko pour tëj ko kaso wala pour kërën ko non dañ koy arrêté pour dañ koy kii pour yàq image am pour sénégalais gedd ko wala ñu bañ ko tu vois pour ñu mën a détruire image am mais defuñu ko pour tëj ko kaso parce que ñoom xam nañu ni buñ ko arrêté rek tëj ko rek dëkk bi day tàkk. léegi ñoom message boobu ñu doon jàmbalante seen biir ñu dem yónnee ko avocat Ousmane Sonko yi. da mu tas ba dëkk bi jot. ñun dañoo war a def en avant jële fi waa ji xaw ma nan la ñuy def man déclic laa soxla déclic ñu jële fi waa ji loolu laa bëgg. non mais ma ne moom Macky Sall xam na am yore renseignement généraux yi xam na fan la dëkk bi toll fan la détermination sénégalais yi toll parce que sénégalais yi di jël gaal di jëm di dee ci biir géej ndax ñooñu di jaay seen bakkan di dee ci biir géej yooyu sénégalais yi nga xam ñi demoon ñi rëcc ñooñu ak sénégalais yi ñi nekk fii ndaw ñooñu ñoo ak patriotes yi ak sympathisants ñëpp a sonn ci régime bi décision la ñuy jël. benn moo doon rek moo am yaa benn rek Sénégal yëpp ñoo pare ci moom Sénégal yëpp ñoo ko bàyyi. ma ne benn décision benn moo doon moo am mooy te déclencher résistance bi ba Macky Sall daanu tant que Macky Sall mi ngi pale fi ak ay ñitam résistance bi war a arrêté. loolu foofu laay waxee loolu mooy slogan bi mooy nan la ñuy def ba jëlee ko fi. non mais lu mu wax Ablaye Wade rek si Ablaye Wade vole les élections nous allons marcher au palais pour le déloger. dañ koy déloger. ñun duñu egg ak moom élection yàlla tere daf ñuy vacciner. non Sénégal ni ñu ngi dee rek. non dama la bëgg a wax ni déggoo ma de dama la bëgg a xamal ni kaddu ya mu doon wax bu mu nekkoon opposition naan bu Macky Sall sàccee élection yi danañu dox palais marché palais dina woo askan bi ñu marché palais dem déloger Ablaye Wade ñu moom lañ koy tontu kaddu yooyu lañ koy delloo pour xamal ko ni résistance bi objectif bi mooy andi dëgg Sénégal ba pare marché palais dem génnee ko. man xam nga lan laa bëgg lan laa xalaat ni mooy déclic bi. waay. immunité parlementaire u Sonko gars yi laal ko rek ñëpp jóg loolu mooy déclic bi. non fi mu ne ñun moom la ñuy xaar. non attends moo d'ordre bi assemblée bii la ñuy déglu bon du assemblée c'est parce que astafurlaay club de seytaan yi club satanique bi la ñuy déglu ma ne club satanique le gang des bandits
waaw mooy noonu mooy c'est-à-dire mbootaay seytaane bii naa fekk yi nekk foofu. ñoom la ñuy déglu rek. ñu ne yëkkati nañ ko rek. léegi nag ñu déclenché ko. parce que loolu mooy déclic bi nag loolu c'est automatique. non et puis ça war ñu xaar sa assemblée nationale. effectivement meilleure manière de se défendre c'est d'attaquer. non man d'accord ma ci parce que stratégie bi moo tax le plateforme yi ñu teg noonu le peuple war ñu toog di xaar heure bi war na fekk ñu déclencher résistance bi. oto du dem oto du dégg. maa la ko wax. tey ko tant que Macky Sall mi ngi fii duñ leen may fu ñu noyee. ne mais nag pour déloger ko laa wax pour déloger ko parce que fii bu toogaatee sénégalais dootul am jàmm Sénégal. non toog fii moom mënu fi toog c'est pas possible objectif bi mooy il faut que mu dem rek na dem loolu rek moo fi nekk na dem rek. tous les problèmes qu'on a là les millions de problèmes c'est lui seul. moom la quoi moom mooy créer problème yi na dem réew mi nekk ci jàmm quoi. vraiment c'est lui dafa doy quoi slogan bi daal mooy na dem na dem na dem a dem a dem. loolu mooy slogan bi. non il faut mu dem rek parce que vraiment plateforme yi ñoom Clédor ak gars ak yooyu war nañu jóg war ñu xaar assemblée nationale ñun suñu yoon nekkul ci assemblée. non attends suñu yoon nekkul ci assemblée nationale. na dem ñun daal nañu déclencher hostilité yi ñu jàkkaarloo ak ñoom léegi police yi ñañ jël seen responsable bu ñu jëlee seen bal tiré ci sénégalais muy noonu rek parce que résistance boo gis liberté boo gis dafa am prix mais objectif bi il faut peuple bi atteindre objectif bi peuple bi war a atteindre mooy lan c'est le départ de ce régime là. Macky Sall da jóge ci palais bi quoi na dem il n'a qu'à partir dem rek na ñu dox foofu mooy slogan bi na dem loolu la quoi way affaire bi daal loolu la xaar amu fii parce que trop c'est trop il faut pas que gars yi xaar résistance bi dañ ko war a déclencher na dem de waaw loolu mooy wax ji quoi résistance dañ ko war a déclencher xam nga lu tax ma ne na dem des na tuuti sénégalais day romb rek salaamaaleykum romb rek daanu dee mort subite mooy am d'ici sous peu de temps ay mort subite laa wax mort subite. yoo xanaa amoo information sénégalais dañuy dox di dee yoo xanaa yëgul li xew sénégalais dañuy dox daal tali bi di dee ni la day gën a bare nag les sénégalais vont commencer à mourir et à tomber te c'est lui moom la na dem waa gi na dem c'est lui. waaw ok donc. rien n'a changé dans ce monde. addina bi dara changé wu fi. na dem c'est lui. ok jaajëf. d'accord. ñu ngi leen donc mu nekkoon yaa asu alors ñu ngi yoon ci lancé boobu kon gaañi message bi leer na quoi résistance bi non il faut que Macky Sall tombe. loolu mooy wax ji parce que ñoom seen message yi ñuy envoyé nii ba ñu rëcc lancé ko ay avocat Ousmane Sonko ba ñu jot ci yàlla moo leen di weer ñoom xam nañu nekkuñu ci dëgg nekkuñu ci yoon. Gambien yi tamit ñoom ñi ngi organisé wu parce que il faut aji jënd Gambie waaw pression bi moom même Gambien yi dugg nañ ci xeex bi même Gambien yi jóg nañ pour dugg ci xeex bi parce que nee nañu d'accord ñu aji. ñëw Gambie toog Gambie na dellu Sénégal wala ñu yóbbu ko Guinée Bissau te bu demee Guinée Bissau dinañ ko fa topp dañ koy topp Guinée Bissau parce que koo ne dañ la violé benn yoon violaat ñaati yoon ñeenti yoon ñu ngi lay violé yow yaa ngi toog fa yow mi yaa organisé sa violé di wax sa patron ana Ousmane lu tax ñëwul te xanaa du ñëw tey woo leen ko ba pare nga ñëw taxaw dañ la violé après nga daw jënd Gambie dem Gambie. Gambiens yi dugg nañ ci xeex bi nee nañ soxla ñu ko ci na dem te nous allons activer les Gambiens là pour combat bi ñu porter ko ça c'est sûr et certain kooku moom
Macky Sall suñ la ko waxee rek gëm ñu waaw xam nañ fu ñuy jaar bekkaan bi jënd Adji Sarr il faut mu jógee foofu Guinée Bissau bu fa demee même chose la ñuy def waaw donc ñoom tey xam nañu ni nekkuñ ci dëgg lan la mujjee ba mu tëjee Karim ba tijji Khalifa Sall il s'est attaqué à Ousmane Ousmane xaw ma naka le ministre PDS yi nekk Saint-Louis ak ñooñu yeneen autorité yi simi seen malaan kiraay anañu teg leen pression ñoom Balde yëpp mu jël lax ci kanam kii mu jël mooy Idrissa Seck Idrissa Seck moo mujj jël Idrissa Seck ne ko ca wet foofu teg ko ci wetam. asalaamaaleykum. maaleykum salaam Dembar na nga def. asalaamaaleykum. maaleykum salaam ku baax. na nga def sëñ bi ci loo ne. waaye jàmm ak xewal sant rek. waaw. xanaa gën a farlu rek. yaa ngi sirote de. waaw parce que ci jihad bi la ñu nekk ci jihad bi. jihad bi fii moom fii jihad la ñu nekk. Sénégal dañu xam ne ñu ngi ci jihad. yàlla. nay tàng. yàlla Sénégalais la ko jaarale pour ñu xeex pour ñi jàkkaarloo ak franc-maçon yi. jàkkaarloo gër jigéen ñi. raxas Sénégal mu set. yàlla ci patriote ak sénégalais yi moo tax ma ne la ñu ngi jihaat bu ñu fi dee àjjana lañ jëm acca bokk bismillah àjjana bu ñu dee àjjana lañ jëm maa ngi dégg waxtaan bi neex na trop te vraiment am na solo man fi may tàmbalee rek mooy fi ma dégg yaay astu jeexal yaay astu ngeen jeexale mooy suñu objectif du setal Ousmane suñu objectif mooy dàq Macky Sall mu jóge fi mooy dàq Macky Sall mu jóge fi il faut que l'objectif c'est ça waaw nit ñi dañoo war a xam ni dañoo yor nit koo xamante ne defkatu ñaawteef la ci bopp réew mi dañoo war a comprendre ni dañoo yor koo xamante ne tubaab bi moo ko yóndi pour mu ñëw rey ñu parce que dugal na vaccin yi te ñu ngi campagne pour jël vaccin yi te jamono ji nga xamante ne moom dugal na vaccin yi ñun fii sax nekk ñun jëluñu vaccin yi fii ñun fii jëluñu vaccin man mii di wax jëluma vaccin fii mais moom fu mu toll nii mu ngi waaj a imposer Sénégalais yi pour ñu jël vaccin yi. xam nga lu tax te boo ko dégloo may ma xam nga lu tax parce que dafa encaissé xaalis gars yi nag boo jëlee seen xaalis non doo lekk seen xaalis nga rëcc de. gars yi boo jëlee seen xaalis di nga xam nga Macron fi la leen Macron commencé harceler ko fi Macron fi la ko harceler mu daw ci Alassane Dramane Ouattara kooku dem def intervention fële ñoom ñi ànd dem nëmbal affaire bi yaa ngi dëgg. dëgg la moo taxit ñoom ñi bëgg ci naan pression vaccin bi la waa demal. effectivement parce que vaccin bi moom boo ko dégloo muy wax ci mbirum vaccin bi si discours am bi mu waxoon sur la nouvelle ordre mondial waa ji si boppam mënta téye làmmiñam dafa mën a fen dafa mën duul ngeen baal ma ci wax ji parce que c'est le premier chef d'État bi wax ni il faut que ñu préparer ñu dugg ci la nouvelle ordre mondial amul benn chef d'État bu ko wax malgré yëfu ñaawteef la yoo xamante ne ñoom réunion nañ ko waaye kenn waxu ko moom moo ñëw exposé ko Sénégalais yi foog ngeen préparer dugg ci nouvelle ordre mondial bi boo dégloo ci même discours mu waxaat après le Covid-19 bu ñu fajee Covid-19 ba pare dañuy dugg ci nouvel ordre mondial vidéo baa ngi nii encore ce qui veut dire xam na ni bu ñu paree ci Covid-19 bi fekk rey seen vaccin yi rey nañu lu ñu war a ba pare léegi ñoom ñu def li ñu bëgg quoi mais dañu yor nit koo xamante ni suñu kër natt boo ko natt si ñaawteef gars yi xamuñu waa ji fu mu toll ci ñaawteef parce que ñaawteefam li tax ñaawteefam mu garaaw non seulement nit ku baaxul la mais nit ku xamul dara la amul xam-xam
nit ko amul xam-xam nag nga xamante ne foo dem say morom nax la yow ngay këtti mel ni xar di avancer rek te ñu ngi lay nax au lieu nga xool li baax si sa askan yow li baax ci deru tubaab bi nga xamante ne da nga ko complexé yow loolu rek ngay xool waa ji foofu la toll ak ñun c'est-à-dire dañu def erreur boo xamante ne yàlla daf ñoo natt boo xamante ne ñun sax xamuñu natt boobu nan la toll quoi c'est quelqu'un koo xamante ne amul capacité pour yor kër moom la ñu jël ab lëmm réew jox ko koo xamante ne amul capacité pour yor kër laa la wax moom la ñu jox ab réew lëmm de ce fait ñun ñoo ngi ci danger boo xamante ne kenn mënu ko expliquer. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.